asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag balaa ñoo commencé sax dañ leen di wax déwénati leen baal leen ñu ak baal nañ leen yal nañu yàlla boole baal ñu mu may ñu teewe ko ay at yu bare mu ànd wér ak wérle di leen wax nag tey dañuy ñëw si série yi nga xamante ni moom mooy nekk maanaam lendemain tabaski yi wala ak yu demee ni ki noonu jour yi topp rek juste tabaski bi donc mu ngi nii tey jii dañuy ñëw defaral dañuy njëkk def benn boo xam ne ceebu yàpp la woon ma ne jarul ma koy filmer parce que def nañ ceebu yàpp mais ceebu yàpp boobu dañ koy jël daal di koy recycler ko waat encore nga xamante ni du ñu lekk ñaari yoon même ceeb bi donc pour loolu nag tey dañuy defar li nga xamante ni moom mooy genre dëxin bu weex donc noonu laa ko mun a tuddee léegi pour loolu nag dinañ soxla gerte kemb moom laa jël daal di koy dëbb nii def ko noflaay donc parce que aw moon gerte noflaay dinaa soxla li nga xamante ni moom mooy maanaam ñebbe dinañ soxla tuuti ceeb fii da ngeen gis ma sebet xooj c'est parce que damay dolli parce que li ma yoree quantité bi ma yoree si ceeb fii bariwul moo tax daal donc moo tax ma bëgg a def loolu donc mu nekk suñu ceebu yàpp baa nekk nii ngeen gis ko ndawal yeeg yépp donc dañuy yokk quelques ingrédients rek pour yokk safaay bi loolu rek la ñuy def dinañ soxla aussi li nga xamante ni mooy laaj beeg poobar bi dinañ ko dolli suñu mélange d'épices yi ñu am ñebbe boo nga xamante ni moom mooy soble dama ko si dolli waat ak tuuti poivron sel mi ngi noonu ñu am li nga xamante ni nag moo nekk fii mu nekk un peu de citron nga xam ni dinañ ko si def wala vinaigre ku mu neex ma am fii ñokmaan wala géej ku am géej nga def ko donc man aw ma kii tey jii géej xaw ma mënuma ko gis daal donc damay jël ñokmaan bi delluwaat ni ma daan def rek am fii tuuti tomate njamb donc tomate fraîche bu lax laa yore fii moom laay boole nokkosaale ko ma am li nga xamante ni ñaari yëf yoo xam ni c'est optionnel moo nekk paañ bi mu nekk crème ak aussi li nga xam ne moom mooy tuufa pour ñi nga xam ne am nañ ko c'est accessible wala bëgg nañ ko aussi comme man rek ni ma ko bëggee donc sans plus tarder duñu def rek lu ànd ak yéen si waañu bismillah voilà li ngeen gis fii moo nekk suñu ndox bi donc moom la ñuy jël donc lii dafay nekk togg bu gaaw ki nga xam ni par exemple amul ay kii yu des ak yooyu ndawal yu des ak yooyu dafay commencer par from scratch maanaam daf koy commencer yëpp togg lépp donc même chose lay def su la neexee nga xaw a rosi ndawal gi ba mu xaw a dog noonu tuuti wala nga tëmbal ko man lu si ëpp la plupart du temps dama koy tëmbal parce que damay bëgg mu gaaw ba nga xamante ni comme ni may defee dëxin rek léegi-léegi damay def dëxin duma ko rosi duma def dara damay tëmbal lépp si biir pour nga xam ne day gaaw donc gerte bi nag selon quantité bi nga bëgg ak ni nga bëggee mu saf daal man damay bëgg mu xaw a saf tuuti gerte moo tax damay def lu xaw a takku tuuti mais c'est selon votre préférence man par exemple su ma jëlee comme mesure américaine wala moo xam loo jël looy toggee lu ne looy nattee ceeb quoi par exemple tey jii su fekkoon ni dama def fii benn kopp verre bu mel nii ceeb dinaa def 3 ba 3 et demi gerte bu mokk 3 kopp bi et demi ba 4 sax des fois quoi mun naa ko def ci gerte parce que damay bëgg gerte bi saf loolu donc loolu mooy man sama astuce donc ku mu neex mun nga def plus ou moins daal yow yaa xam naka nga ko bëggee mais man damay bëgg gerte gi saf loolu sax donc mi ngi noonu léegi li ngeen gis ni may def damay xaw a toj tuuti su la neexee nga jël sa kii fouet daal di fouetter affaire yi pour maanaam du am benn donj mais man je pense que ni li may def nii dina ma xaw a dimbali parce que bëriwul woon donj anyway donc bu ma defee nii damay daal di ñëw nag léegi daal di def sama kii bi sama tuufa bi pour ki nga xam ne dafay def ay tuufaak yéet yooyu juste pour tuufa bi gën a ñoraale rek bismillah donc dañ ko raxas ba xoojoon ko mi ngi noonu léegi nag damay bàyyi nii muy def ay affaire am te ma bàyyi ci xel parce que gerte la donc da ngay boo deful ndànk day commencer di fuur ci sa loxo donc ñu bàyyi ci xel c'est juste pour gerte bi ñor comme ça ñu mun a ajouter yeneen affaires yi surtout que ceeb bi may dolli tuuti la bu demee ba xaw a ñor tuuti rek bay commencer ñor tuuti ma doon a jël
voilà ñu ñoo defar suñu nokkos kese bismillah. voilà pare na suñu nokkos bi pare na dañ koy jël rek dem transvaser ko def ko ci cin bi directement moom ak ñebbe bi comme ça ñu continuer di ànd ak gerte bi di ñoraale bu ko defee ñu mun ci def ñogmaan yeeg yooyu comme ça xaw a kii wàññi tuuti fuuraay gerte bi parce que moom ngeen gis mu doon fuur na le moo tax ma nekkoon à cheval entre nokkos beeg ci fële gaz. soo amoon sa netitu aussi nii nga koy defee rek ci biir tamit pour ki nga xam ne bëgg na def netitu muy sumbala. beans mu nekk kii bi black eyed peas mooy ñebbe bi ñebbe boo am fish sauce mu nekk sauce poisson ñokmaan bi moom laay def aussi bismillah. daal di jël sama ñaari feuille de laurier sànni si kaani bi bismillah laurier bi léegi ñu bàyyi ko ba ci kanam fekk bu xaw a gën a ñeer tuuti donc paañ bi dañuy bàyyi ba sóor def ko parce que paañ bi ñor la ba pare donc nooy na et tout dañ ko congelé woon rek moo tax mais su fekkee paañ bu dëgër bi la da ngay bàyyi avant ngay sóor ci kanam tuuti rek nga daal di siy def bu nga xamee ni gerte bi ñor na nga def ci paañ bi comme ça mu am temps mën a kii moom tamit nooy bu baax a baax a baax donc nii la ñuy def rek après ñëwaat ak yéen incha allah suñu demee ba ci kaw ba diw bi xaw a tëmb ak yooyu parce que dama xool gis nga xam nga maa ngi cité woon ni dinaa def diw mais gis naa ni gerte bi ma def bari na mais dama xoolaale aussi ci ceebu yàpp bi gis ni xaw na am tuuti diw ci taat bi parce que kii bi ndawal bi dafa duufoon torop moo tax damay bàyyi du ma def diw mais bu fekkee ni loolu yëpp amul mun nga ci sànni tuuti diw lu dolloog ñaari kuddu yu mag rek baax na quoi parce que gerte bi dafay génnee huile naturelle am moom aussi donc ñu bàyyi ci xel. voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu gerte bi ñor na ngeen ko gisee nii macha allah donc dañuy daal di ñëw rek préparer pour ñëw def ci ceeb bële en attendant muy xaw a nooy tuuti daanaka nooy na bu baax mais xaw a ñor tuuti avant ñu ci jaxasee beneen desitu ceebu yàpp bi. donc pour ma ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni moom la ñu togg tey donc bu ngeen xoolee gerte bi fi mu nekk nii suñu repas bi tey dafa riche en protéines te bëri na aussi ay vitamines yu ci nekk moo xam vitamine B yi ak oméga yi tamit moo xam oméga 3 yi donc pour ñëw tuuti ci njëriñu gerte dafa nekk loo xamante ni dafa nekk benn aliment boo xam ne dafa riche en protéines donc moo xam ni te bu ñu waxee loolu ça veut dire que dinay dimbali waate aussi ci li nga xamante ni moom mooy maladie cardiovasculaire yi mooy feebaru xol yeeg bagage yu demee ni ki noonu donc te loolu lépp lu nga xamante ni da lay dimbali ci côté boobu rek donc daf lay dimbali waale aussi en même temps di la jàppale ci côté bi nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy kiyal sa cholestérol nga xam ni da koy wàññi daal maanaam du tax sa cholestérol bëri donc dina dimbali waate aussi ci li nga xam ni moom mooy coagulation sanguine mooy maanaam naka lañ koy waxee deret gu woy daal voilà buy woy noonu dina dimbali waate ci loolu nga xam ne daf koy prévenir dina dimbali waate aussi ci li nga xamante ni moom mooy côté AVC d'après les recherches dina jàppale nit ñi ci côté AVC nga xam ne du nekk feebar yoo xam ne dina lay dal ak yooyu noonu dina jàppale nit ñi bu baax a baax a baax donc am na comme ni ma wax sànq rek vitamine E vitamine B ak B3 ak B1 donc yooyu mi ngi noonu te aussi am na benn contenu de matière grasse boo xam ne mu ngi ci nekk boo xam ni lu bu baax bi la parce que bu ñu waxee graisse gras d'habitude nit ñi dañ koy vilifier dañuy naan ni oh gras baax mais ça dépend ci ban gras la donc bi contenu am bu baax la donc ñu bàyyi ci xel li nga xam ne nag mooy ñebbe chaque fois ñu wax ko gis nga suñu maam yi ñoom dañuy xamoon nañ li ñu doon def de ak li ñuy lekk de donc gerte geek ñebbe yépp
yooyu dafa nekk yoo xam ne dañ koy utiliser moom tamit mu nekk aliment boo xamante ni dafa riche en protéines mais aussi li ñuy wax complexe carb moom mooy glucide complexe yi maanaam bu ñu waxee loolu mooy dina la jox maanaam cawarte énergie dina la ko jox dina la dimbali aussi am na aussi pour li nga xamante ni moom mooy calcium nga xamante ni dañ koy gis ci ay meew ak ay yaourt ay produits laitiers yi quoi donc mi ngi noonu am na ci ñebbe bi am na aussi li nga xam ni moom mooy fibre nga xam ni daf lay teelu yàgg complexe carb yi loolu la boo leen lekkee day tax doo gaawu xiif donc dina la teelu yàgg avant ngay xiif donc ñu bàyyi ci xel li nga xam ni moom mooy paañ bi aussi moom tamit am na oméga 3 donc ak ay minéraux donc mu nekk loo xamante ni soxla nañ ko te bu ñu waxee ay affaire u oméga yeeg yooyu donc dañuy wax toujours rek ci recherche yi day nekk kii yoo xamante ni day dimbali waate pour ci côté ay affaire cancer ak affaire yu mel noonu dina dimbali waate ba ci kàttanu yàlla boo koy def daal di xool li ngay lekk ak yooyu dina la dimbali ba yëf yooyu daal incha allah suñu borom dina la ci indil ay tawféex bu baax a baax donc ñu daal di quelques bienfaits moo nekkoon noonu pour sama gars yi comme ça ñu def ko léegi nag gerte nag moom dafa bëri ñu bëri ñoo xamante ni surtout fii xale yu bëri laa lay wax nii dañuy am ay affaire wu allergie ci gerte te moom allergie moom dafa ñàng donc li ñuy def mooy ñenn ñi dañ leen di essayer sax dindi ci côté boobu quoi di leen ko introduire ndànk-ndànk mais loolu doo ko def ci sa kër mais c'est plutôt à l'hôpital si sous supervision médecin bi moom mooy def di ko introduire par tuuti ba allergie boobu deñ daal mais ki nga xam ne daf ko am moom tout le temps nañ ci bàyyi xel foo defaree lu am gerte rek defal bàyyi xel ni am na ñoo xam ni dafa fatal ci ñoom quoi donc ñu daal di ñëw def tuuti ceeb comme li ma waxoon sànq rek bismillah voilà gis ngeen ceeb bu tuuti laay def parce que dama ciy dolli leneen lale comme ni ñu ko waxee woon donc mën naa ci def sa ndox bi c'est pas grave parce que ceeb bi amul suuf donc mi ngi noonu da ngay gis ni fi mu nekk nii njulub bi doo gis ceeb bi doo gis dara c'est fait exprès parce que dama koy bàyyi fii quelque chose comme 10 minutes bu ceeb bi commencé def ay affaire am ma door a jël beneen bële sotti ci incha allah donc nii lañuy bàyyi daal muy def ay bagages am tuuti après ñu door a ñëw indi nag restant yeneen bagages yépp incha allah voilà ñu ngi nii après ñu ñëwaat voilà gis ngeen léegi dañuy daal di ñëw def ceeb yàpp bi ñu ngi nii ki nga xam ne ceeb la amoon moom day def rek directement ceeb bismillah ñu sotti ci ak ndawal lekk lépp gis nga lii moo taxoon nag def ma woon ceeb bu bare gis nga tey moom recyclage laay nga xam ne kenn du xam sax lu leen fees fi mu ne nii dinañ lekk kontaan te duñu xam lu xew affaire yi nii la sinon da ngay obligé di tuur lekk rek tout le temps voilà gis nga nii ma defee nii daal di def tuuti sama citron bismillah su la neexee nga def vinaigre aussi daal di def tamit tuuti ci paañ bi voilà jus bi ma jël ko jeex na tàkk wàññi suñu gaz bàyyi ko muy mijoter ndànk incha allah ba ñu ñëwaat nga xam ni affaire yi day pare jeex na waaw kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen dëxin mi ngi woon nii nag mu nekk dëxin bu weex tey amul tigga dégge mais gerte noflaay la am mu neex loolu ku mu neex mun nga ko def version végétarienne
am na buñ ma jàngal boo xamante ni boobu amul sax ceeb boobu dinañ si ñëwaat ñi nga xam ni par exemple bëgguñu lekk ceeb ñoom mun nañ ko def ak riz chou-fleur bi boobu dama koy def man sam bopp dafay neex lool li ma yore woon ceeb moo tax ma def ko sinon bu chou-fleur bi laa ko doon def bu fekkoon ni aw ma woon benn ceeb donc tey nag émission bi ñu ngi koy jox damay commencer par suñu sponsor bi mu nekk Majestic African Clothing moom moo ñu solal fii Jili Anta solal ñu ci kaala gi donc ñu nekk sañse yu yanj macha allah moo nekk nii donc ñoom ñoo ñu solal gunge woon ñu tey jii ci émission bi di jël nag émission bi di ko jox tamit toutes les grandes dames de chez Bilo plus particulièrement du ma fàtte soxna Fatou Seck maa ngi ko koy may di ko may soxna Aïcha Maymuna Badou defe naa Maymuna Babou Sané voilà Maymuna Babou Sané ñu ngi ko koy may Mariam Diallo may nañ la ko sama frère Bass Bokum fële ci New Jersey ñu ngi la koy jox di ko jox aussi nag tey jii moom sama frère sama sang sama lépp mu nekk Pape Dieng ak aussi sëñ Ibrahima Dieng fële ci Sénégal ñu ngi leen koy jox ak sama chéri koko duma ko fàtte aussi donc jox nañ leen ko doom baay yaa ngi ci biir tey jii ñooñu la ñu may recette bi di leen wax ni essayé leen ko neex na lool surtout boo ci defee diw ñor ñun dinañ ci ñëw def diw ñor incha allah nga am sa confit kaani pour ñi bëgg ak citron donc daal neex ci boppam la def laxas bi dama leen ko fàtte woon mais ci biir ceebu yàpp bi la nekkoon donc mi ngi nii nekk ci kawam kon ngeen xam ne tey jii moom namuma dara di leen wax ni essayé leen ko bu leen fàtte aussi di partager vidéo yi di ko liker mais aussi su fekkee am na kuy seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen jox di daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah